talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent siw maamu ko ratum ji nekk ñeent ñeent fukk ak ñett gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar yi marax gi di ci gën a fës jéem ak foqati nguur goo xam ne amoon na ca Guinée Bissau ñi nga xamante ni bi ñoo di takk der ya dañ jéem a foqati nguur ga mel ni nag dal dellusiwaat na fa buñ sukkandikoo si xibaar yi nga xam ne mujj nañ ko am ñi nga xamante ni bi ñoo yor nguur ga ñu leen ni xaar seeni kàddu si ngoon gi la fa amoon ak mbir ya ne mu tëddee nañ ca nday leeral si njëlbeenu xibaar yi Cheikh Hassana Fall ni ki ëllëg askan wi yëpp ñu ngi koy bàyyi xel jongante bu war dox diggante réewum Sénégal ak ñi nga xam ñoo di waa Burkina Faso demi-finale Coupe d'Afrique des Nations ni ki ëllëg lañ koy amal gaynde yi tàggatu nañu tey jii si ñoom ñëpp ñi nga xamante ni kenn wutewu ko ginnaaw boobee nag ñi nga xam ne ñoo di tàggatkat yi di Aliou Cissé ak ki nga xam ne mooy tàggat waa Guinée Bissau jan nañu ak ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar dañ ci delluwaat ak suñu ndaw yi nga xam ne ñu ngi teewal foofu sa diwaanu Cameroun bi nga xam ne mooy xët wu mujj jataay bi muy tekki fii si réew mi di ab xët boo xamante ni bi dañ leen koy daal di indil talaata ju jot bi la yoon dañ leen defal nag nataalub Moustapha Mbacké mi nga xamante ni bi ndaw la waaye si li nga xam ne si lay yëngu moo di daal di samp bërëbu liggéeyukaay boo xam ne day fësal li nga xam ne mooy tukkee si réewum Sénégal jaay fondé maanaam li nga xam ne moo di dugub jekk nu mu fecceekoo si wàllum jëfandiku gu gën a yaatu dinañu def ab taxaw seetlu si moom ak ay satukan si njeexitalu xibaar yi mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar est-ce que ñu def si faram fàcc. xewit wu ñuy nar di miin te nekkul loo xam ne gën na ci démocratie réew yi nga xamante ni bii ñu ngi ci déndu Afrique beneen jiimu coup d'état am na ca réewum Guinée Bissau ndax mbir yi antu naam déet xibaar yu ñu mujjee am moo di ñi nga xamante ni bii ñoo di takk der yi mujj nañ leen dellu ginnaaw wala ñi nga xamante ni bii te ñoo ko waroon a def daal nañuy am ab taxawaay ba dal del si wàllu sa réew ma li ci tëdd ak li ci aju nañ ci ànd ak neskis ki nga xam ne moo di Cheikh Hassana Fall si leeral waaye laata loolu ñuy del si waat si des si moom la mbir ak li nga xam ne moo di njeextal yi mu war a am si déndu Afrique ak jàngat yi nga xamante ni bii des na ko si mën a def ak ki nga xam ne xam-xam màcc na si wàllum doxalinu réew yi nga xam ne ñoo nekk si biti waaye tamit si wàllum politique Amidou Anne ci jokkoom ak i rajo. dama koy ñaawlu xam nga boo nekkee démocrate te man dama jàpp ne démocrate la démocratie la institution la républicaine la donc li xew Guinée Bissau dama koy ñaawlu ba pare dama koy naxarul lool notamment pour institution Bissau Guinée nii peuple Bissau Guinée bi ak aussi région ouest africaine bi yëpp nga xam ne daji dafa nekk ci guddi gu bët setekul avec notamment coup d'état yi noté muy émerger ci région waaw dama koy ñaawlu et puis dama ci sax ragal dafa tey jii boo demee ba xool ay institution démocratique yoo xam ne dañ leen fal bu leen ay militaires jëlee ci bopp nguur gi dafa nekk d'abord dama koy lire de deux manières d'abord dafa nekk une rupture totale entre les régimes ak jeunes yi nga xam ne ñoom ñuy diriger parce que jeunes yi dañu am ay questionnement ak ay yoo xam ne ñuy diriger indiwuñ ci ay réponses ñaari am na tey le monde dafa am ñoom ay populistes ay démagogues ay fascistes yoo xam ne dañu ñëw tey ji décomplexifier toutes les questions jàpp ne république institution de démocratie lu lépp amul solo tubaab bee ñu ko forcer et cetera te ñooñu ne dafa nekk ñoo xam ne fii jëm ndaw du fu baax waaw li ko xaar d'abord la question des coups d'état yi nga xam ne dafay ñëw bokk na ci aussi la relance post-Covid parce que Covid bi laal na lool économie ak santé ak système institutionnel africain yi ak notamment les peuples dans leur diverses précarités je veux dire aussi avec des questions économiques et commerciales notamment les cas donc question yu am solo la yoo xam ne nii moom ak Sénégal dinañ ko jànkuwanteel jàpp naa ne nag leadership bi Sénégal di incarné maanaam mu nekk réew mu ñu respecté mu ñu naw ci àdduna bi ak talent bi nga xam ne suñu diplomate yi suñu experts yi am nañ ko jàpp naa ne mandat bi mun na nekk mandat bu am ci fii bu fekkee def nañ ci li du ñàkk dinañu ànd ak Cheikh Hassana Fall si kanam tuuti laata xibaar yi di buur ak li nga xam ne moo xew foofu sa Guinée Bissau leeral yi nga xamante ne bi am na ci taxawaay bi nga xam ne CEDEAO taxaw na ko ci mbootaay xeet yi si réew mi yëpp ak li nga xam ne moo fa am ni yes ni xibaar ñu daal di wax si réewum Sénégal it ak ñi nga xam ne ñoo di ay takk der yu génn àdduna ginnaaw jàppante yoo xam ne dox na seen i diggante ak way fippu ki nga xamante ne bi moo di Moussa Cissé nekk secrétaire général pour kuréel gi ëmb ñi nga xamante ne bi ñoo di cadre Casamance naqar na li nga xam ne moo fa xewoon waaye laata ñuy del si kàddoom dañuy delluwaat fi nga xam ne moo di Guinée Bissau xew-xew ma jàngat li nga xam ne am na ca ak li nga xamante ne bi moo di njeexital yeeg naka lañu ko àdduna bi yëpp daal di jàngatee ñu del si waat si ak Cheikh Hassana Fall.
li ñuy ruumandaat ca Guinée Bissau su dee ne lekk na lu antu day doon juróomeelu coup d'état bi xam ne moom mooy am ca réew ma ba mu amee indépendance am ca atum 1974 jàpp léegi Kiti Umaro Sissoco Embaló moom nag fi mu toll nii dafa mel ne ñiiti waa l'armée bi dañ ko nar a génne ci palais de la république ba photo yu président bi xam ne nag moo ngi ca toog ci atum 2020 ak léegi narul yeggale mandat bi ko waa réew ma jox ci talaata bi xam ne ñiiti waa gouvernement bi Nuno Gomes Nabian jiite ñoom ak président ba ñoo ngi woon ca palais de la république doon am ab conseil des ministres extraordinaire ay takk der ñoom ñoo ñëw taxaw ca buntu ba yëkkati tàmbalee dóori sox ay sox yoo xam ne sax dafa tax ba lépp lu jëm ci buntu palais boobee ñu mujj ko encercler xamuñu fu mbir yi mujjee ndax suñu sukkandikoo ci agence de presse portugaise bii ti Lusa ñenn ñi xam ne ñoo ngi woon ca biir palais ba nekk ay membre gouvernement googee ñoom mujj nañ leen bàyyi ñu dem waaye kiiti Umaro Sissoco Embaló di njiital réew mi waaye itam kiiti Nuno Gomes Nabiam nekk njiital gouvernement ba ñoom ñaar xamuñu ba léegi fan la ñu nekk. CEDEAO mi xam ne nag fan yi moo ngi ci xeex yu bëri ndax ay coup d'état yu bëri ci réew yi xam ne ñoom ñoo nekk ci Afrique sowu jant moom nag génnee na ab bataaxal ti ñaawlu lii muy woowee ab tentative coup d'état foofee ca Guinée Bissau li muy ñaan mooy ñiiti takk der yi ñi delluwaat ca caserne ya loolee sax la kiiti njiital organisation des nations unies ti Antonio Guterres def moom tamit ndax moom moo ngi ñaan ñiiti takk der yi ñu delluwaat ci caserne bi te lépp loo xam ne dafa jëm ci institution démocratique yi nekk ci biir réew ma ñu gën koo dooleel njiital commission bi Union africaine ci Moussa Faki Mahamat moom nag ci booram moo ngi xam la ne njàkkare la àndal tey xool bu baax lan moo xew foofee ca Guinée Bissau te la mu gis nduroowul lenn lu dul ab coup d'état Moussa Faki Mahamat di fàttali ne liiti Union africaine lenn rek moo ko yitteel mooy ñiiti waa l'armée bi ñu delluwaat ci seen caserne yi te kiiti njiital réew ma ti Umaro Sissoco Embaló waaye tim waa gouvernement am ak képp ko xam ne dañ la tegoon loxo ñu bàyyiwaat leen ngir jàmm dellu si ci gox boobee ñu fàttali rek ne lii ci jëye gi moo ngi am ay fan rek ginnaaw ba ab remaniement amee foofee ca Guinée Bissau président àdduna wala déet. Cheikh Fall di ko jaajëfal xibaar yi ñu mujj am moo di ak dal dellusiwaat na foofee ca réew ma Guinée Bissau lu fa amee ni si xibaar yi dinañ leen ko toppandi si yeneen jataay yi ñu daal di dellusiwaat si réewum Sénégal ni ma ko doon junjee léegi ak li nga xamante ne bii moo fi am si bët sinu réew mi diggante ñi nga xam ne ñoo di takk der yeeg fippukat yi ñu duppee MFDC. ñeent si takk der yoo xam ne wax na ñàkk nañu seen bakkan ki nga xamante ne bii moo di Moussa Cissé bokk si kuréel gi nga xamante ne bii moo ëmb ay cadre foofu si diwaanu Casamance ñaawlu na mbir mu ni mel mu ne jàmmoo ji nga xam ne moom la ñoo xamee woon Casamance ak sàkkute gi nga xamante ne bii moom la ñuy sàkku ba jàmm del si waat ci loolee kenn warul ko nasaxal ay kàddu teewlu ko si jokkoom ak iRadio si téléphone Antoine Diouf. dañ koy masawu rek di jaale ñi nga xam ne famille yi ñi nga xam ne ñoo ko gaañu di jaale également armée bi mais également peuple sénégalais yëpp parce que Casamance ci Sénégal la bokk donc lépp lu mën a am lu mel nii ci réew mi rek réew mi yëpp moo ko war a masawu ginnaaw loolu nag dañuy wax ne jàmm ñi nga xam ne yaakaaroon nañ bu baax a baax ndax ay at yi passé yëpp kenn déggu fi dara ñi nga xam ne sax daawoon nañ ñu def nit ñaa ngi commencé di liggéey seen liggéey donc lii bu arrivé nag lu dul mënuñu lu dul metti ko donc il faut que nit ñi aussi xam ne Casamance waa Casamance jàmm lañ bëgg Sénégal jàmm lañ bëgg armée bi nga xam ne moo fi nekk pour aar bépp koo xam ne yaa ngi dëkk Sénégal surtout en Casamance ñooñu il faut que ñu exercer seen mission ñi nga xam ne nag ñoom bëgguñu jàmm ñu xam ne loolu moom waa Sénégal yëpp lañ koy digaal. ndax ragaloo ne li xew itam indiwaat tuuti fitna ca Casamance. waaw kooku kan nañ koo xalaat waaye dama yaakaar ne li masoon a am waratu la mën a am ndax fi mu nekk nii jàmm lañ bëgg comme jàmm lañ bëgg nag ku bëgg a jàmm salaam dañuy waxtaan ak ku bëggul jàmm nag ku bëggul jàmm moo kenn.
ginnaaw loolu ñu dellu si waat si li nga xam ne moo di jàngale mi ayu bés yi yëpp nag yàlla la nekk si réewum Sénégal ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi daal di nekk si banque yoxo ndongo yi génn si mbedd mi ñaxtu ko waajur yi am njàqare di sàkku ak muccukaay ñi nga xam ne ñooy jàng si l'école privée sax mucc ñu si ndax ñi nga xamante ni bii ñoo di ndongo yeeg ñi nga xam ne ñoo di way jàngalekat yi fippu ñu si bëri dañuy am lante ñi nga xam ne ñoo di waa privé bi ndax ñoom privé bi mucc nañu si ak ban doxalin la ñu am yees gëstu ñaan ki nga xam ne moo di ay setukan ay ndongo daara lañ yu toog seen buntu école seen moroom yi nekk ci l'école publique bi nag ñoo leen génnee Daniel la kenn ci ñoom nekk classe terminale sol ab uniforme teewee na grève bi. ñoo leen tey ay booru 11h pour déloger ñu parce que ñoom seen situation bon c'est pas normal dañu manifester wu pour revendiquer seen droit. parce que mënuñu nangu que élèves privés di avancer te ñoom ñu am ay trous ci seen complément scolaire yi donc ce qui fait que ñoom il faut ñu revendiquer ñu manifester wu comme ça ñu mën taxaw ci seen situation. ñoom nag fippuwuñu dañoo rekk taxawu seen moroom yi te it di leen jàppale ci jàng bi. leen di accompagner di leen soutenir par exemple suñu ñëwee di yuux wala di siffler comme ça ñu génn ñun tamit dañu génn sans riposter mënuñ ci wax. parce que bu ñu jël ay xeer di sànni fii di toj école bi tamit peut-être tamit par exemple ñoom suñu soxlawee seen mise à niveau ñu mën a mettre à jour seen bopp wala seen connaissance wala seen cahier comme ça ñu mën a àndandoo ci kii bi. waaye ci beneen école bi nekk ci yoon Cheikh Anta Diop ndaw yi bàyyiwuñu ñuy grève génn leen. ñëwoon nañ sax ci école bi di sànni ay xeer. mais après dañoo ñun suñu góor yi dañoo révolté wu sànni leen xeer ñoom tamit. Fatima Sow sax daa àndul ak nu moroomam yi di defee grève. waaw dañ ko war defee autrement def ay marche pacifique mais pas comme ça yàq école yi c'est pas normal am na yoo xam ne ñoo ngi bëgg a jàng comme ñoom mais ñoom ils ont les moyens mais ñoom amuñu moyens mais waruñu leen yàq ak ñoom tamit. moom mi nekk classe 5e di ñaan nguur bi ak jàngalekat yi ñu jàppale ndongo daara yi. mën nañ kii nii def ay. wooj kii ñu def émission ñu def ko ci télé bi pour Macky Sall gis ko mu fay kii bi fay enseignants yi pour ñu jàngal leen parce que am na ñoo xam ne dañoo war def examen. grève yi am ci dëkk bi metti loolu ndaw yi mu waxal ñoom ñi tànn jàngee ci l'école privée yi ngir mën a jàng ci ni mu waxee te grève du am. jaajëfal ko ay surtout kan ñi nga xam ne ñoo di seen i jàngalekat ñoom l'école privée yeeg ñi nga xam ne ñoo bootu si njànguma catholique yi daal nañu yëkkati seen i kàddu ñoom jàngalekat yi yooxu wàllu jëmale si ñi nga xamante ni bi ñoo di nguur gi ngeen ñu taxawu ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi ak ndongo yi ba jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu dund nii ñu mën koo weesu. Marceline Diallo mooy seen kàddu ñu teewlu ko si ni nga xam ne dellu siwaat na ay leeram. lu ñu seetlu fan yi daal ci propre école sénégalaise yi mu ngi traversé benn crise boo xam ne mu ngi affecté secteur éducatif bi ak sous secteur enseignement privé lu ñu constaté moo di xale yi di grève ndax ñàkk professeur yi leen jox ay cours dañuy ñëw bay déloger di dindi génn ci yeneen xale yi seen yenn morom yi nekk ci privé bi donc loolu moom la ñuy ñaawlu ndax enseignement jàngale ñépp ko war a am la ñuy ñaxtu naam ñu ngi seen dëkk waaye nag waruñu ñëw di génne yenn saa yi ak violence seen morom privé yi bay yàq yenn yi yàq ay kaar bunt yu ñu défoncé di sànni ay xeer dégg nga di blessé yenn morom te ñiy jàng ci privé seeni morom lañu rek donc looloo tax fédération de l'éducation et de la formation muy interpeller état bi pour mu mën a toog ak jàngalekat yi ñëpp ñu yore mbootaayu jàngale bi ñu toog ci kaw ba autour d'une table ñu mën a trouver benn solution pour que lii mën a arrêté wu loolu daal lañ doon ñaan pour que ñu am vraiment ñu am ci pour acteurs yi mën a toog waxtaan trouver solution ci lii ndax lii di dem daal naru dem fu baax suñu utul solution daal fu mu jëm du baax.
ñu daal di wutali pont bu Marsassoum ak li nga xam ne moo fi am ni njeexital njëg yi nga xamante ne bii dawalkat yi naqar nañ ko bi yoon nag ndongo daara yi nga xamante ne bii ñu ngi fekk baax foofee sa Ndiassing ñoom ñoo daal di yëkkati seen i kàddu ne njëg yooyu dafa seet bu ñu ngi sàkku si kilifa yi réew mi ñu daal di si ndik joyanti bu ñu ko mënta def nga fay jaar doo fay dara njëg lu nekk loo xamante ne bii dina jàpp ni si ñëpp. Abdoulaye Diallo mooy ki nga xamante ne bii jiite woon na ndongo yeeg ay étudiants yoo xam ne ñu ngi fekk baax foofee sa Ndiassing ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Mariam Ndiaye. tey lu tax ñu convoqué point de presse bi lenn la mooy ñaawlu li nga xamante ni autorités yi jël nañ ko teg ko ci kaw population yu nekk Ndiassing Ndiassing nag boo leen ko déggee mooy ñeenti communes yi ñu nekk ci département de Sédhiou ñu leen di woowee Marsassoum Bemme Bijini Djibabouya ak Sansamba communes yooyu noonu yàgg nañu jooy ngir nguuru Sénégal tabax leen lu ñuy ne pont boobu nag président Macky Sall moo am chance moo am yéene yërëmande tabax ko foofu noonu ci Marsassoum bu mu ko tabaxee nag à notre grande surprise ñu xëy ñu ne ñu pont bi nga jàll da ngay fay loolu nekk li nga xamante ne ñun ñi nekk fii Dakar nekk ay étudiants bàyyee ko foofu noonu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax dëkk yooyu noonu tey boo fa demee am na axe bi nga xamante ni Sibikuruto la jóge dem ba Niassène Mandé axe boobu baaxul période nawet benn oto du fa dugg am na horaire buy jóge fii Grand Yoff chaque jeudi ak chaque samedi muy dem Casamance horaire boobu noonu boo demee Grand Yoff garage Dakar Frankounda Joola lañ fa bënd mais boo demee oto bi Sibikuruto lay yem ndax yoon bi baaxul yow boo jógee fii pour dem Frankounda Joola da ngay yegg Sibikuruto ñu laajte la passe diggante Marsassoum ak Frankounda ci li nga xamante ni 300 francs nga waroon fay nga fay ci 1500 wala 2000 loolu ci du yoon suñu jigéen yi ñu ngi continuer di wasin ci ay charrette suñu produits locaux yi mangue yi diwtiir yi jigéen yi suñu demee liggéey du ñu am nu ñuy defee ba évacuer produits yooyu. ñu wax lu jëm si mbasum coronavirus mel ni moom bokkul sax si waxtaan yi si ñi nga xam ne ñu ngi si doon bàyyi loo xel it mel ni dellu nañu ginnaaw looy nag askan wi ñaaw lañu ko dañoo jàpp ne kilifa yi ñu ci ñàkkee wax jamono ji moo waral ñuy am ay cas ba léegi mbas mi waroon naa génn réew mi bu yàgg loolu la ñu jàpp teewul nag ñuy soññ askan wi yëpp ku si nekk def li la war ngir mbas mi bañ a wasaaroo te it ñu xool naka la ñu mën a def ba dund ak moom te du lor kenn gëstu ñu ànd seeg Mamadou Sy. variant Omicron mu ngi wéy di nekk fii ci biir mi waaye bu mel ni rek campagne de sensibilisation bi dafa wàññiku lool ci gis-gis ñenn ci askan wi ñu jàpp ni autorités yi dañoo lajj ci seen wàllum communication. autorités yi moom jum nañ ci seen communication parce que man dama jàpp ne feebar bu njëkk niñ ko jëlee woon moo ëpp quoi parce que boobu nit ñi xamaguñu virus bi lan la moo taxoon ñu jël ko en main. mais instant yi boo xoolee dafa mel ni dañoo bàyyeeku trop dañoo lase. communication li ñuy wax moo normal benn yoon musul normal bu ñu ko tegoon si yoon nag xëy na amaan na ñu ngi leen topp seen bëgg-bëgg. Modou Thiam ak Samba ñoom daanaka dañoo bàyyi takk masque bi bokk na ci li ko waral yenn comportement ak discours yi autorité am. au début bi ñu jëlee ay mesures boo dajee ak policiers yi ñu jàpp la genre affaire yooyu noonu jamono yooyu daan na takk masque mais instant bi wax dëgg yàlla moom farataalu masque moom. def ko sama poste pour en cas bu ma demee ñu laaj ma masque ma jël ko tax ko mais su ma demee bu ñu ma ko laaj loolu du ma ko tax dama leen romb dem li leen romb dem semaine parce que bu ma ko solee damay fab. donte ñi fare ci nguur gi xaw nañu wàññi communication jëm ci Covid 19 ñenn ñi jàpp ni ku nekk nag dafa war a jël responsabilité am fexe ba ñu bañ laa wàll. nit ñi daal dañ jëlaat seen i responsabilité ku dugg ci kaar nga takk masque booy dem ci marché nga takk masque boo ñëwee sa kër nga tekkee ko raxas. kenn ku ne yaay jël sa responsable bopp pour feebar bi nga xam noo koy moytoo ba mu bañ laa dal. ñenn ci askan wi jàpp ni autorités yi nag ci jamono ji dañoo xaw a wàññiku lool ci seen wàllub sensibilisation donte variant Omicron bi mu ngi wéy di nekk fii ci Sénégal ñenn ñi di sàkku rek ci askan wi ngir rek ñu mën a fexe bu ñu mën a dund ak virus bi te ku nekk mën a fexe ba sàmm sa bopp. Mamadou Sy di ko jaajëfal ñu wutali Cameroun fa Coupe d'Afrique bay axee Cheikh Mbacké Seck
xëy na tur bi ñu bëri dinañ ko miin ci wàllum théâtre jamono ji mag la waaye mu ngay daal di nekk photographe ci yëglekaay bi nga xam ne moo dee saat atum 2009 ba léegi nekk na koo xamante ni bii nag li mu nekk mag jamono ji waroon ko fekk moo toog kii ay sëtam nekk teewul mu nekk koo xam ne li muy def da ko daal di bëgg bu équipe nationale jógee rek mu ànd ak moom yor appareil ngir daal di amal ay nataal yu mucc ayib ñi nga xamante ni bii ñoo koy topp di ko liir Cheikh Diop ak Serigne Saliou Deme daje na ak moom foofee ci diwaanu Cameroun defam nataalam ñu teewlu. Il est tout le temps dans l'ombre, même si son travail consiste à nous montrer les belles choses de la vie. C'est derrière son objectif que Cheikh Mbacké Seck se cache pour immortaliser nos événements et illustrer tout. su ñàkk nañu ànd ak Cheikh Diop ak Serigne Saliou Deme si nataalu Cheikh Mbacké Seck boole si kàllaamay wolof ñuy tuub si nasaraan yi nga xam ne moom la ñu indi woon ngeen def ab nataalam ñu def si wàllum tàggat yaram ba léegi gaynde yi daa mel ni xar kanam gi ñu doon xaar si ñoom wane nañu ko seen diggante ak Guinée équatoriale si jongante bi nga xam ne moom la ñu génn ñetti bal ci dara yoo xam ne door nañu leen ko ba yegg si li nga xam ne moo di demi-finale bi ñi ko ëllëg lañ koy jongante waaye nag ñi nga xamante ne bi ñu ngay topp football xam ko dëgg nee nañu gaynde yi sax mën nañu def lu ëpp li nga xam ne def nañu ko kon jamono ji doyalu guñ gëstu bi ñaan Cheikh Khadija Diouf. si Fan ok mu mel ne lii di ambiance suuf kan bi soxalagu leen lool ci bile gox ñu si bëri dañuy seetaan lii di match Coupe d'Afrique yi waaye nag ki ñu taseel ragal defet tax na moom mi le di xaar final yi ngir mën a commencer supporter. boo yu bëri dañ ne Sénégal du qualifié ak à cause ni ñuy footballé affaire yooyu noonu mais xam nga ñu dem nañ ba léegi ñu ngi naan équipe yi yeewu na ak yooyu noonu mais xam nga am na sax ñu bëri ñu ne ñoom duñ jënd maillot tant que final bi ñëw man mii loolu la man dama ne du ma jënd maillot tant que final bi ñëw. kii di Doudou mu mel ni la daloon Sénégal 2002 moo tax ba tey ñemeetuta dugg ci lii di ambiance supporter yi moom daal nee na balaa moo supporter waat coupe dafa ñëw fii ci Sénégal. yaakaar naa depuis 2002 la ñeen nañu xaw a découragé ci équipe bi moo tax doo ñeme supporter da ngay calqué da ngay supporter ba dem ba ci digg bi équipe bi di stop la nga toog nga gis ci loolu naqari mais doo ko mën a kaas doo am foog kaase yow da ngay toog léegi di seetaan rek fu équipe toll nga xam ne foofu la toll. franchement man moom instant bi moom dama ne dootuma gaaw a supporter damay toog ba équipe bi jël ko ma doog a supporter. kii di Lamine Gueye bokkul ak ñoom gis-gis ndax moom li mu jàpp rek moo di booy ànd ak équipe da ngay ànd ak moom muy neex wala muy nakari. parce que man je me dis que ni ñi nga xam ne dañuy naan dañuy toog ba final doog a supporter ñooñu noonu man je me dis que ni du ñu ay sportif parce que sportif soo ko doonee muy neex da ngay ànd ak équipe bi muy naqari da ngay ànd ak équipe bi te ñun équipe nationale Sénégal amuñu loo xam ne war na ko ëpp na ko loo xam ne mun nañu supporter loo xam ne ëpp na ko ba nga xam ne dañuy toog ba nga xaar ba mu neex ba ñu doog ci jàpp quoi. ci Coupe d'Afrique bi ñi ci bëri yëngu lool ci lii di supporter gi donte sax am na ñi nga xam ne ragal pression match bi ak itam défaite tax na ñu maanu ci lii di supporter suñu équipe nationale. jaajëfal ko Khadija Ndar Diouf ñu ngi ko doon junj léegi nataalu Cheikh Mbacké Seck foofii sa Cameroun la ñu koy daal di defee ànd Seck suñu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ñuy toppal Coupe d'Afrique bu foofee moom it mu ngay topp Coupe d'Afrique ba photographe la si yëglekaay bi nga xam ne moo di sat donte nag liñ ko gënoon a ràññee moo di wàllum théâtre gu mu doon def 2009 ba léegi mu ngay wéy di def liggéey boobu donte mag la jamono ji bu équipe nationale jógee rek mu jug ànd ak ñoom nataalam ñu ànd Cheikh Diop ak Serigne Saliou Deme. moom saa su ne ci ginnaaw lay féete kenn du ko gis donte ne liggéey bi muy amal mooy feex rek ba màndarga lépp lu rafet lu ñuy dund fii Cheikh Mbacké Seck ci ginnaaw objectif am lay nekk ngir rek di ñu fàttali xew-xew yu ñuy dund ak it lépp lu ñu bëgg a wane ngir ñëpp a gis ko diggante théâtre ak photographie benn jéego dong la ci dox. au début dama doon def théâtre daal au niveau de la troupe Daaray Kocc def naa fa presque 7 ans comme comédien di jouer daal mais par la suite laa gis gars yi di photo di jaay daal affaire yooyu après parce que comme man suma papa marché Kermel la nekkoon di jaay léegi dafa am ñu doon photo foofu daal di jaay par la suite toujours paa bi da doon jënd ay photo yu bari ma ne ko nag léegi bàyyil ma jënd appareil léegi comme que maa ngi dajale xaalis daal bu ma amee xaalis bu matee ma jënd appareil après laa mujj jënd benn appareil commencé di photo man it di photo. jéego boobee sax dox na ko terewul ba muy tàmbali dund na ci ay jafe-jafe yu metti lool.
problème matériel la parce que matériel ma yoroon c'était pas adéquat pour continuer la pour filmer yooyu daal parce que appareil yooyu daawuñu filmer dañuy photo rek mais instant bi moom appareil yi da ngay gis ku jël appareil numérique di ci filmer di ci photo en même temps yooyu bariwul woon daal appareil numérique bariwul woon moo tax. mu doon ku bëgg tàggat yaram lool nekkoon sax entraîneur ay jamono Cheikh Mbacké Seck mi jàpp na ne mayu yàlla la am ci photo yi mi ngi ci quotidien Stades ci atum 2009 ba léegi tànneef boo xam ne yóbbu na ko fu ne. bon def naa tournée yëpp ak équipe nationale presque tournée yëpp 2009 ba léegi maa ngi ànd ak équipe nationale de voyage j'ai fait partout dans le monde. mu doon jëmm ju ndaw bopp bi watu góor gi am ñetti seex yoo xam ne saa su xëyee ci ñoom lay sukkandiku ngir rekk gën a am inspiration mën a photo am na sax jumtuwaay yoo xam ne yu mucc ayib la. EOS 7D moo ma ànd ak objectif 100 400 70 200. ça c'est le boss des boss bii moom yaa ngi 100 sur 400 millimètres la 100 sur 400 millimètres. 1.8 la kii porte bi mën na jël 100 mètres ba 400 mètres nga xam ne booy photo boo nekkee ci ginnaaw camp équipe adverse yi di nga am góolu équipe beneen góol bi daal di nga ko am buy dégager bal ak seen défenseur yëpp tout ça. ba jamono yii bu dee turu Cheikh Mbacké Seck ñu bëri xamuñu ko ci biir taskatu xabaar yi daa fekk rek ne photographe yooyee kenn du fa seen i jëmm donte ne seen liggéey moo waral lépp. mais toujours dañuy fàtte les photographes te ñun ñooy lépp ba ci làmb sax c'est la même chose parce que làmb boo amul chute bu chute amee bu ñuy jënd journal bi photo yi la ñuy xool te loolu photographe yi war nañ leen mën a xoolaat daal war nañ leen mën a xoolaat parce que sans la photo le journal ne passe pas. mu féetee ci Cameroun ngir ànd ak équipe bu Sénégal ci Coupe d'Afrique bi ñu nekk Cheikh Mbacké Seck mi ngi woon ñu bëgg photographie ngir rek ñu dugg ci métier mi te doonte ne metti na dinañ ci am ay njëkkee ak it jàngat bu bëri. ñu des foofu sa diwaanu Cameroun jongante bi war dox diggante Sénégal ak Burkina Faso askan wi yëpp ñu ngi koy xaar ñoom waa Burkina nee nañu ne it jëkk nañu namm nañu seen i ngànnaay ba fas yéene jàkkaarloog gaynde yi Sénégal ci kàddu yi ki nga xam ne mooy di tàggat di Kamou Malo mi nga xamante ne bi am na yaakaar ci groupe am te yaakaar naa dina mën a am ndam ci gaynde yi Aliou Cissé kàddoom ñu teewlu ko ci micro Sékou Seydi. Vous voyez ces 4 demi-finales, c'est quand même un peu très rapproché. tey su ngeen xoolee équipe yi yegg demi-finale ñeenti lañu te ci ñeenti yooyu boo ci xool rek équipe bu mag la kon tey dafay wone rek Burkina mi góorgóorlu ba yegg fii am na mérite. dafay baax nag ma fàttali ni tey football Burkina mi ngi avancé bu baax a baax te loolu nag ñëpp xam nañ ko da gis nañ fi nga xam te ne fa lañ jógee tey ñu qualifié ci Coupe d'Afrique bi loolu moo nekkoon objectif bi ñu qualifié ñu jaaree ci góorgóorlu ba yegg ci niveau bi loolu dafay wone rek tey liggéey bu ñu def rek moo ñu indi ci niveau bi te liggéey boobu mun nañ ko wayal faw rek ñëpp góorgóorlu ci wàll bi nga xam te moom la ñu nekk ngi développé football Burkina match bu ñu nag match bu am solo la boo xamante ni dañuy tes ak équipe bu mag boo xam ne ci favori yi la bokk ñun tamit am nañ suñuy arme dañuy góorgóorlu ngir génn ci ngir football Burkina ndax Burkina jamono ji dafa soxla bu baax baax siggi fépp fi nga xamante ne dafa nekk. Sur le plan la vie sociétale et puis également sur le progrès en tout cas de notre équipe. ñu des ak moom Kamou Malo mi tàggat waa Burkina Faso dellusiwaat na si ki nga xam ne moom lay jonganteel ni ki ëllëg di Aliou Cissé donte dañoo war a jaanoon nag rafetlu na bu baax ab taxawaayam ak xarañ def gi nga xamante ni bi am na ko ci bopp équipe nationale bu Sénégal mu nekk koo xarañ dëgg la tey royukaay la si ñoom lii nag dafa war a daal di tax ñi nga xamante ni bi ñoo jiite réew yi ñuy gën a bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo di ay techniciens si biir Afrique ay kàddoom ba léegi ñu teewlu ko Sékou Seydi Serigne Saliou Deme. Merci pour l'opportunité que vous me donnez ici de rendre hommage à Aliou Cissé parce que c'est un dévancier dans. dama bëggoon rek delloo njukkal Aliou Cissé mi nga xamante ne moo ñu jiitu mun naa wax ci ñi nga xamante ne tey ay doomu dëkk bi lañu yor seen équipe dëkk di ko doxal parce que ñëpp xam nañ ni bu njëkkoon dañ doon gis ku nekk dem wuti lu ñu woowee sorcier blanc am andi ko ngir rek mu yor équipe am mu gagné la wala rek mu développé sa football tey nag Aliou Cissé ak ñeneen ñu mel ni moom wane nañ ne li nga xamante ni ñu ngi koy uti bitim réew am na fii nga xamante ne moo di Afrique loolu nag lu muy wundu rek mooy ni faaw rek njiit yi gën a jox cër gën a jox itam confiance ñi nga xamante ni
ñooy ay techniciens yu nekk seeni réew ndax buñ leen joxee moyens ñuy jox ñeneen ñu ñuy jëlee bitim réew ñi nekk fi mën nañ def liggéey boobu wala buñ leen joxee même confiance yi kon lu ñu laaj rek mooy confiance ngir rek ñu mën a liggéey ndax liggéey bi moom gëm naa ni lu keneen mën a def ñun mën nañ koo def ndax football ñëpp a ko xam. Pour l'autre, pourquoi pas nous? Alors les autres se sont développés à tel point qu'ils viennent nous envahir. Alors permettez-nous aussi de nous développer. kii tàggat gaynde yi Moussa Alioune Cissé it daan nay janoog ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar yeeg Joseph Lopi ay kàddoom du ñàkk nañ ko teewlu si yeneen jotaay xibaar ak suñuy ndaw yi nga xam ne ñu ngi ñuy toppal jongante yi ak kàddu yi foofee sa diwaanu Kaffrine ñu des fa ak tàggatu gaynde yi si boppam nag daañu nañuy tàggatu ñoom ngir wàcc tey jongante bi ëllëg tàggatu goo xamante ni bi tey kenn wuteew ko ñi gaañu woon del si waat nañu ñëpp teew nañu ak ñi nga xam ne ñoo leen di tàggat si nu mu gën a ñoŋe ngir ñu daal di yemb namm seen i ngànnaay ba ëllëg ñu mën a am ndam di tàggatu goo xam ne dañ ciy dellusiwaat ak Cheikh Diop ak Serigne Saliou Deme. gaynde yépp bokk nañu ci tàggatu bi laata ñu jàkkaarloog waa Burkina Faso ci demi-finale bi ci annexe bu stade Amadou Ahidjo mi nga xam ne moo war a dalal jongante bi fa la ñu amal tàggatu boobee amoon nañ ko sax ci teewaayu taskatu xibaar yu bari lool ñëwoon xool gaynde Sénégal te it xool rek lu Aliou Cissé di waajal ci jongante boobee Boulaye Dia mi xawoon gaañu ci altine ji bokk na ci équipe bi. naka noonu it Fody Ballo-Touré mi nga xam ne ay adducteur ñoo ko sonaloon gannaaw ba ñu tàngalee yaram yi ba noppi amal nañu ay paas yu ndaw ak it accélération laata ñuy séance bi ngir taskatu xabaar yi waaye ngir fukk ak benn joueur yi nga xam ne ñoo war a tàmbali jongante bi ci diggante Sénégal ak Burkina Faso ay coppite du ko tax a bëri lool ci jongante bi nga xam ne moom la ñu génn muy seen digganteeg Guinée équatoriale défense bi daanaka Edouard Mendy Kalidou Koulibaly Abdoulaye Diallo Bouna Sarr ak Saliou Ciss ñoo fa nar a nekkaat lenn rek la ñuy xalaat boo moytul ci milieu terrain bi lay ñëw mu amal dugub bu am solo ci diggante Sénégal ak Guinée équatoriale Cheikhou Kouyaté am na ñuy xalaat ne mën naa ñëw rek wuutu Papa Gueye ngir ñu jàppale Idrissa Gana Gueye ak Nampalys Mendy ci attaque bi moom boo moytuwul dina amal benn coppite Boulaye Dia daan joué ci couloir bi jogante yi ñu génn gannaaw ba mu xawee am ay gaañu gaañu boo moytuwul tàmbali jogante bi waaye bu dee Ismaïla Sarr ñëwaat na Aliou Cissé mën naa sukkandiku ci moom wala sax ci Keita Diao Baldé Habib Diallo wala sax Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ngir jàppale Sadio Mané ak Famara Diédhiou ci kaw jogante bi ñu ngi koy amal àllarba ji bu 20h jotee ci stade Amadou Ahidjo bu Yaoundé. ngook teg nañu bàkk bi tekki ci réew mi di koo xamante ne bi aw ndaw la bu am fanweeri at Cheikh Mbacké Moustapha Mbacké lay daal di wuyoo ab nataalam ñu ànd si ki nga xam ne moo di Aïssatou Kane dellusiwaat na si li nga xam ne si lay yëngu di wàllum dugub ji taxawal lu mu duppee jaay fonde. bu ñu nee jaay fonde rek ñu dañuy naan jaay fonde lu yëg li jaay fonde lu yëg li dana fait de bouche à oreille tam dina mën a jouer tamit ci kàllaama bi. jaay fonde reetaan lu si dégg-dégg ku ko gis di ko bàyyi xel mooy li ndaw li di fësal fajarteel lay tàmmali njaay bi si atum 2017 si la Moustapha tàmmali bi la liggéey si njàppale yaayam. dañuy promouvoir le made in Sénégal la consommation sénégalaise ci modernité. jaay fonde mën na la accompagner ci ay repas xam fa la neex mu nga fa consommer loolu. xale bu góor bi fu mu toll nii am na ñetti place benn si Diamniadio si Fass Colobane ak IAM. Konen Sacré-Cœur avec les travaux du BRT bi gars yi yëkkati woon ñu mu xawoon na métti loolu nag parce que toog neen benn rupture boo xam ne métti na lool j'avais investi là-bas xaalis bu bëri mais un bon temps ñu yëkkati ñu xam na nee ñu duñu dédommager parce que bokkuñu woon ci dédommagement bi. man tamit ma sante ko yàlla tamit ma xam ne lu waroon a am rek la mais tamit ça m'a pas empêché aussi ba continuer sama va. moom nag day jaay xeetu fonde bu ne Gourbane Maxalu Saloum beñu dugub ñeleñ Dakar si njëkk yoo xam ne ñëpp mën nañu say gis seen bopp. ñun waaw parce que ñun suñu aspect bu ñu indi mooy modernité bi maanaam yeesal ndax bu njëkk da nga gis ay fonde mais fonde dugub rek nañu xamoon mais léegi dañuy ñëw indi ci yeneen touche yoo xam ne ñu boole lu ñu jëlee Europe ak indi ko fii ñu boole ko. emballage tamit voilà ñu ñoo ko def pour mu adapter. ay clientam dañoo dëggu ci moom am na sax ñu dem ba abonné dafa jege itam ak ay entreprise am nañ système d'abonnement
nga xam ne clients yi dañuy adopté dañuy abonné chaque mois am nañ tamit système boo xam ne da ngay ñëw vente la vente direct xam ne client bi day ñëw ñuy jaay ko directement mu dem. donte si lu muy yëngu bëri na jafe-jafe Moustapha benn gis-gis la am si financement yu nguur bi di jagleel ndaw yi. financement yi aussi waaw baax na mais man lépp sama fonds propre laa ko demee lépp xaaruma dara ci état waaw parce que moom état bi aussi man lu may naan financement baax na finance jeunes yi baax na mais promouvoir aussi ñoo xam ne réussir nañ ci entrepreneuriat loo xam ne dañoo indi seen touche made in Sénégal moo gën xam day nekk référence yeneen jeunes yi. kii xaw ay maasam si wàllum audit contrôle de gestion ak communication fu mu toll nii si jaay fondé lay fajee ay soxlaam bëgg koom-koomu réewam jëm kanam tax na mu fas yéene diir mag McDonald. dunde li bawoo si suuf si dugub ji bëri li mu mën jaay fonde amul pertement ci gis-gisu Moustapha Mbacké jaajëfal ko jaajëfal Aïssatou Kane mi def boobu lay gëstu jaajëfal leen mbokk yi ci teelu bi lii moo yëkkati bi la xibaar benn jotaay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Adama Anouchka Ba xibaar di wéy ni si www.emedia.sn